maaleykum wa rahmatulah ñu rafetlu seen ànd ak seen programme Sud FM seen rajo kaddu gi bàyyi ko fii si quartier Carrière dimanche yemoo ko ñetti fan si weeru octobre atum 2021 ginnaaw ni ki ñu ko ñaane woon dem màggal ak jàmm dikk jàmm seen premier numéro après màggal bi ñu am mbégte di dalal ki nga xam ne mooy président Amadou Lamine Diop ñu gën ko xamee si Lamine Dior Diop président asalaamaaleykum ñu bàyyi la nga nuyoog auditeur Sud FM seen rajo mais surtout internautes yi nga xam ne ñooy suivre Thiès 24 bi nga xam ne suñu mag Mbaye Samb moo ko jiite. jërëjëf Babacar ñu ngi nuyu auditeurs Sud FM yëpp di nuyu waa kër Mbaye Samb yi ñëpp itam di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar ci màggal bi ñu jógee gàmm gi ñuy waajal it yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. allahumma amiin Amadou Lamine Diop saabu du fóot boppam mais si tënk rek mooy kan. Amadou Lamine Diop day nit ku woyof la rek nekk esclave zone nord daal ni ma ko mën a waxee. nekk esclave ndaw yi di leen dawal guddi di leen dawal bëccëg. di yeewoo zone nord gëmul nag lu dul lu yóbbu zone nord ci kanam rawatina lu yóbbu ndaw yi ci kanam. waaw loolu cër bu rëy la de. waay kañ nga ko tàmbalee. loolu mën naa ni bi ma ko tàmbalee léegi moom 50 ans. léegi moom 50 ans ba may xale laa commencé di am ay responsabilités ci mouvement associatif yi. di tette ndaw yi di màggandoog ñooñu parce que man ñi ma doon jëkk encadré samay morom lañu. ak ñoo xam sax ñoo ma xaw a féete mag tuuti. ñu dem àddina di dox ba may encadré samay doom ak samay jarbaat yëpp presque ñu nekk dans la zone nord. ñuy ànd bu rafet. ñu jox ma cër ma bokk ak ñoom lépp du ma tànqam lu seen lépp lu ñu nekk maa ngi ci lu ma nekk ñu ngi ci. loolu daal vraiment mooy sama ànd ak ndaw yi. te tàggat boobu nga leen gunge ndax yaa ngi gis ay jeexital si zone nord ci boppam di fàttali nag zone nord dans parce que 2008 bi ñu defee découpage bi la ñuy wax commune nord ouest est mais Thiès si boppam benn commune la mës a doon. dëgg la effectivement Thiès benn commune la mës a doon. commune bi mu ko doonee it ñun ñëpp ñu ànd ak ñi fi yàlla teg et ñu nekkoon tam ñoo xam dañ leen a gëm ànd ak ñoom ci commune bi di jàppandoo di bàyyandoo am kilifa dëgg tam bi ñu àndee ak ñoom lu ñu wax ñun ñu ngi ci lu ñu tere ñu bàyyi ko ànd ak ñoom wóolu leen ci lépp noonu daal lañ doon àndee. ak kilifa yi nga xam ni ñoo nekkoon ci commune bi. mu nekk benn commune kese. voilà wax nga ko lu toll daanaka genn wàllu xarnu siècle nga yëngu lépp loo xam ne di encadré ay ndaw ba ñoo xam ne sax tey say doom lañu mais surtout nga gëm ne li gën a baax si investissement mooy jàppale doomu aadama si fànn boobu est-ce que yaa ngi gis jeexital bi tey ay ndaw yoo xam ne tàggat nga leen si sa expérience ba tey jii am nañu jaar ba tey mënal seen bopp. dama ci kontaan ci question boobu mën naa ni sax du ma wax quart de siècle demi siècle laay wax 50 ans li ma xam mu wér ma te ñi ma dëkkal kenn du ko dindi bu ñu ko déggee nañ ko confirmer mooy encadré naa yàlla dimbali na ma it ma am réussite yu rëy a rëy j'ai encadré des jeunes yoo xam ni mujj nañu équipe nationale des jeunes yoo xam ne mujj nañu nekk professionnel. loolu ci wàllu tàggat yaram. ci wàllu tàggat yaram. macha allah ci wàllu tàggat yaram muy ñoo ñëpp mën naa leen tudd fii tey. fierté la pour ma tudd ko. xanaa ñenn rek. waaw ma tudd si ñenn rek. bu dee par exemple dans le navétane j'ai encadré Albouri Laax. j'ai encadré Ibrahima Ndiaye Pipa. ñaar ñooñu ñëpp. désigné nañ leen def nañ leen fi meilleur footballeur du championnat du Sénégal. Albouri mu jógee PSG Ibrahima Ndiaye Pipa ay blessure xëy na tardel ko gàllankoor ko mu dem Athletics éliminé fii l'Africa Sport d'Abidjan ñu dem fi équipe nationale ñu nommé ko meilleur joueur du Sénégal fii tam du championnat du Sénégal. bi Albouri demee au PSG. ma jóge fa Mbaaxaan affilié à la fédération sénégalaise de football Mbaaxaan bi affilié woon yàlla defal na ma fa ay ndam-ndam. j'ai encadré des joueurs yoo xam ne nekk nañu ay internationaux nekk ay professionnels Issa Ndoye nekk na remplaçant Mario Silva en 2002
même góor la fi benn Sénégal Cameroun en France maa ko yoroon fi la defee sa petite catégorie yor naa ko 4 ans. Ibrahima Touré yor naa ko 3 ans fii la defee sa petite catégorie. da nga yor centre de formation wala si yan condition nga leen encadré parce que Thiès quand même. non yoruñu centre de formation conditions yu difficile. oui. taf leen xale yi nag man fu ma nekk xale yi dañ may def seen bàyyi jox ma cër boo xam ni dafa jafe sax di gis moo tax boo ma gisee ak ñoom da nga naan ay morom lañu. ma encadré fi tam Abdou Khadir Djeylani bi mu jëwoon Jaraaf ak AJ Auxerre encadré tam Zal un gardien de but bu dëkk ci xaw dem Qatar. bi ma koy libéré sans condition bi ko mbaaxaan di libéré sans condition 4 heures du matin la 2 heures 3 heures de temps moo ci desoon ci heure yi ñu nekkoon foofu ñoom buñ ko libéré wul dañu doon jël benn congolais. dama xëy fajar jubale à la fédération ñu wax ko waa mbaaxaan ñu réunir ñu libéré ko à la minute yooyu yëpp jàppale nañ ko xale yi. vraiment te loolu fierté la pour man. est-ce que ñooñu tey jii seen njaboot ñu ngi lay delloowaat reconnaissance boobu. foofu nag xam nga wala xale yi seen bopp. waaw foofu nag xam nga mooy erreur bi foofu la mal bi nekk xale yi loo ci sonn itam vraiment ñu ngi doon daal dañ la dul talati sax. waaw ñoom bu ñu paree ci football bi ba yor seen i millions seen i milliards dootu la sax tal. en toute sincérité en toute honnêteté professionnel mel Albouri je ne l'ai jamais vu moom daal laa ci gis koo xam ni. ba mu cay toll te temps ak temps xale yi sax bokkul reconnaissant woon na ci ñi ko daan diriger ak ñi mu daan àndal ak yu mel noonu moom daal moom gis naa ko ci vraiment te ba léegi sax kóllëre googu bien que ñoo ko mag téeméeri junni yoon kóllëre googu moo nekk ba léegi suñu diggante ak moom. mbokk yi seen émission Place de France ñuy dalal président Amadou Lamine Diop Lamine Dior Diop lañ ko gën a miné bu taaxi kaw bu zone nord mais loolu ci wàllu tàggat yaram la. est-ce que maintenant si wàllu encadrement social ñoo xam ne seen wàllu njàng xale yoo xam ne peut-être seen àdduna mënoon nañ dem di defi leneen nga dem ba delloo si waat leen ci société bi ba tey jii ñu am réussite scolaire wala leneen est-ce que am na ñoo xam ne jot nañu am chance jaar sa loxo. non yooyu itam bari na parce que ñun milieu bi ñu nekk sax ñoo dul jëkk a nangu xale buy tux cigarette loolu lañ dul jëkk a nangu man xale yi lu ñu ma miin ak lu ñuy nekk ay regroupement ak bu ñuy dem marché gi yëpp kenn ñemewuñ tox cigarette. un esprit sain dans un corps sain. dans un corps sain te it dañ ma jaral coono bu nekk am na année boo xam ni yàggul mbaaxaan mi ngi nekkoon dans la poule du sud dem nañ fi Bignona dem fi Vélingara dem fi Tamba 2 fois. dem fi Kaffrine xam nga yooyu dafa sori. mosuma nangoo bàyyi xale yi kese ñuy dem parce que wóorul. mën nañ dugg sax ci leneen. ay Podor partout dañ fa daan dem ak xale yi mais damay def sacrifice à mon âge ànd ak ñoom. rien que pour surveiller leen. ni may yóbboo doomu jàmbur laay bëgg itam ñu ñëwee noonu doomu jàmbur yi. parce que seen waajur dañ ma wóolu di ma seet si toujours yaakaare ma sax loo xam mënuma ko. defe nañ sax mën naa yóbbu seen doom yi ci lu nekk. lu ma dégg lu baax it dinaa ko dox xool talent wu nit ki fu mu toll ma jëm fa àgg pour doxi loolu. loolu it vraiment def naa ko ba tàyyi ak xale yi. Lamine Dior loolu nan nga koy defee aussi ak gérer sa njaboot ak sa yëngu-yëngu bopp quand même. foofu Babacar metti trop la def dem ñema woon sax muy feeñ mu ko doon nëbb parce que dama sacrifier sax sama njaboot mën naa ko aw ma vie de famille. financièrement li ma daan forog yëpp presque góor gu nekk góor nga boo jiitoo xale yi yaakaar lépp ci laa ko daan def ñema woon sax sama waa kër di ko yëg lépp lu ma mës a am rek jox naa ko ndaw yi lu ma ñàkk rek ànd ak ndaw yi di ko joxe moo ma ko xañ mais mënoon naa am le minimum mënoon naa ko am man xam naa loolu. mais fayu yàlla moom moo gën a fayu lu ne mais boobu léegi yaa ngi si combat bi bàyyeekoo ñu nemmeeku la également si sa jaar-jaar wàllu politique jot nga si am carrière ak expérience Lamine Dior sa carrière politique fàttali ko nag. bon carrière politique mun naan itam yàgg nañ ci trop parce que bi ñu gën a nekk xale dëkk Kër Cheikh. ci la ñu dugg RND bu Cheikh Anta Diop boobaag léegi bon boobu peut-être c'est vers les années ay 72 73
ñu nekk dans la clandestinité ànd ak Cheikh Anta Diop te li tax ñu àndoon ak moom it injustice bu ñu gisoon ni teg nañ ko xale lañu di jàngi école di kii gis ni teg nañ Cheikh Anta injustice ñu ni bu ñu seetaan nañ ànd ak moom ci combat bi ci lañ dugg dans le RND ñaari quartier yi nag muy Kër Mame El Hadj ak Kër Cheikh presque jeunes yëpp RND la ñu woon taaxi kaw nekk jeunes yëpp presque nekk socialiste ñuy nekk nag ay combat yu ndaw di yëg ko wàcc le professeur Cheikh Anta Diop gëm ñu tam daan ñëw régulièrement Thiès su ñëwee ñu nag moom ñooy nekk Medina Fall tam magi Medina Fall yi paa yu bari ak cité Pilo Cheikh Anta la ñu woon ak cité Balabé muy goro même goro nu mu tuddati Ibou Fall bu STS këram lañ daan nekk toujours d'ailleurs Cheikh Anta Diop bi mu amee problème ak Senghor sax ba ñuy dem procès ba këram lañ fanaan ba 4 heures du matin ñun ñoo jëkk palais de justice tellement ñun lu ñu mës a dugg dañuy engagé wu ànd ak Cheikh Anta vraiment ba ni foofu jeexee combat bu nekk tam ànd nañ ci dugg vraiment mooy fu ñu jëkk a dugg ci parti politique. boobu formation politique. waaw formation politique ci doon séntu amoon ngeen ko. ah non amoon nañ ko ci. parce que y avait dañu amoon benn chance enseignants yi xale la ñu woon ñun enseignants yi ak professeurs yi nekk ci suñu koñ tam ñëpp RND lañ nekkoon nga xam ni bon amoon nañ ñoom niveau yoo xam ni mën nañu ñu di jàppale si lu bari. di ñu xamal si lu bari te foofu c'était l'organisation. waaw. te le journal taxaw it daf daan ñëw régulièrement ñu koy lire ba pare di ko jaay dans la clandestinité. ok loolu am na solo parce que nag ñu bare surtout la nouvelle génération dañu jàpp ne sa engagement aux côtés de Rewmi fësoon na ba ñenn jàpp noon ne Lamine Diop si côté Rewmi lañ ko xamoon rek. est-ce que sa jaar-jaar ak président Idriss Seck mën nga si ñëwaat ba ngeen dem tey ji ba àndatu leen avant ñu ñëw si nouvelle phase bi. waaw mais avant sax mën naa bala mooy egg si loolu sax. bi ñu nekkee dans le RND le président Wade bi mu ñëwee Thiès suñu kër la jëkk a ñëw le premier secteur du Sénégal du PDS suñu kër lañ ko formé sama grand frère moo ko yoroon bi ñu koy formé Wade ñëw ànd ak Fara Ndiaye ak Bouko Sadji ñëw suñu kër man ak ñoom ñoo nekk ak waa kër ga waxtaan bi ñu paree kër ga ñëpp dem PDS sauf man ma continuer sama RND parce que RND lañ ma fekk ñun ñu continuer di dem ba bi gars yi yéegee bi ñu demee ba problème am tam ak Idriss Seck ak kii fekk boobu vraiment fu ñu mën a dem dans la vie maa ngi daan ànd ak le président du conseil d'administration du chemin de fer muy monsieur Dieng que je salue au passage qui a beaucoup de mérite toujours dama ko daan wax li nga am danga ko mérité parce que il a bavé dans le PDS waxante wuñu ba léegi sax ay dem PDS wala lii dama wane sama féete fi ma wane sama féete mooy Idriss Seck parce que ñun bi ñuy dugg bi ñuy jóge fee bay dem avant Rewmi di am bi PDS Cheikh Anta gaañoo dem nañ dans le PDS topp Idriss Seck bi ñu àndee ak Idriss Seck tam dugg dem gis ci moom tam vraiment loo xam ne ñun gisoon nañ ko yaakaaroon ko tam Cheikh Anta Seck Cheikh Anta Diop ba léegi sax loolu la ñu gis ci moom tam ànd ak Idrissa di dem partout mais sa dem PDS man ma dem fële à droite ci Idriss Seck ñuy ànd di nekk partout ñuy ànd partout bi ñuy ànd partout yàlla dogal un grand commis de l'État bu fa nekkoon muy le président Idrissa Camara gis ma buggal ma boppam lu ma buggale woon boppam du dara lu dul daf ma xool dans l'arène mu gis Idriss Seck ni ko kii jàmbaaru faax tëdd la jël ma taf ma ci boppam fu muy dem si àddina man lay àndal gis naa ku bugg Idriss Seck mais ku buggee noonu Idriss Seck sax mosuma ko gis dans la vie fu muy dem ci àddina Idriss Seck man lay àndal ñooy ànd même bu ñuy voyager bu ñu demee dëkk ak dëkk day jël chambre hôtel jëlal ma chambre jóge nañ fi Diourbel bu metti fanaan Kaolack jóge fa dem Porokhane mais Kaolack dafa jël chambre jëlal ma chambre à Dakar fu ñuy dem man lay woo man lay àndal ndax gis sama détermination ak sama bugg Idriss Seck
ak coono bi nga xam ni ñeme jaral na ma ko ba pare nag di jël sama alal di ci def parce que Babacar avant ñuy sori dinaa la leeral fii tey y a aucun politicien mosuma teral man may wax ak yow maa leen mag daj ci ñoom lu nekk mais aucun politicien mosuma teral aucun waaw lii ma lay wax moom du deñ benn politicien mosuma teral. mais nga am gëm-gëm bi ak engagement bi rek. très bien. mais lan moo waral tey jii malgré en passant Idrissa Camara yàlla na ko yàlla yërëm l'ancien gouverneur gis nga sax li mu ko jural yëpp moom moo assumé rek. mais tey lan moo dem ba sa diggante ak réew mi mënutuloon continuer ba nga dakkal. non xam nga dañ daan jàppale Idrissa Seck lu Idi soxla ñu jox ko ko. sans condition. sans condition jàppe ko sunu sëriñ ni sëriñ di mbala taalibe si eggoon nañu ak Idrissa Seck. ci côté politique. ci côté politique lu mu soxla bu ko demandé ñu defal ko ko man lu mu soxla damay jóg def ci sama alal ñun ñu ngi daal réunir kër Galadou Boye góor gi Galadou Boye chaise bu ñu fay loué wala lu ñu fay def man mi maa ko daan joxe dem naa ba ñu jox ma jiital ma ci zone 4 dañu daggoon Thiès ay zone ma diriger la zone 4 xam nga loolu du caaxaan zone 4 ñan la woon kër Maam El Hadj kër Cheikh ginnaaw raay taaxi kaw Kawsara Poñen six quartiers yi ma la limal ni man maa doon numéro 1 zone 4 waaw man maa fa nekkaloon Idriss Seck maa doon numéro 1 et puis y avait de grands hommes ci sama ginnaaw ay kilifa ku mel ni ñoom Diawlo à l'époque ak ña fa nekk ñëpp ak ku mel ni ay Oumar Ngala ñooñu ñëpp yàlla dogal na ñu jiitaloon ma nekk coordonnateur zone 4. di dox élection yi may dox ba bu ñuy dem di yóbbu procès yi man maa koy yóbbu poñe nag yëpp man maay defi la situation ànd ak gars yi ñu dar ma ñu ànd bu rafet Idriss Diallo ma lu nekk ba àddina bi yëpp xam ko mais problème bi mooy Idi da nga koy gëm fal ko mu fal ñoo xam ni je peux dire sax dañ naan dañuy jël yar di duma mag ñi loolu mooy indi frustration yu bari parce que boo xoolee nii dans le réew mi mais beaucoup de grands hommes jóge nañ fa des géants yu ko mën a indi lu nekk ci àddina. waaw mais parti politique moom ñu bare noonu nee na gaar boo egg dafa am ñuy wàcc am ñu yëgaat. d'accord du réew mi kese mais est-ce que am na ay divergence profonde yoo xam ne si diggante la ak Idriss Seck yu tax Lamine Diop nga toog ak ban année nga toog bàyyi. non Idriss Seck amuñu benn problème man ak moom parce que bi ma wax la benn exemple bi ma nee président zone 4 maa ngi naan war naa mën a nekk maire mais li si biñ ko kii Lamine Diallo mi nga xam c'est le maire de la zone nord ñu jox leen ñu war a yóbbu ci liste yi mais daf ma dindi. kon ba 2014 bi ñuy dem ci élection yow yaa ngi dans le réew mi. déggoo li ma la wax daf ma dindi bi ñu paree 2 fois la ma dindi bu njëkk bi ma lay wax nii maa doon président zone 4 mu dindi ma ci liste yi mais loolu c'est kenn mënu ko imaginer c'est inimaginable. te Idrissa ko teelu ko yëg wala. non après ma wax la dim daf ko yëg parce que bi ñu ma nee suppléant lañ la def mais scandale la woon même dans le parti Idrissa Camara yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yi gën a kawe lépp lu mu liggéeyoon ci àdduna yàlla na ko yàlla fay mais bi mu ko yëgee daf mu yóbbu ci Idrissa Seck ñu toog Idrissa Seck ni moom man lii ñu def santaane wu ma ko tey santaane wu ma ko démb te du ma ko santaane tooñ nañ ma mais problème bi mooy Idi dadul toog di xool sa base li fay xew su waxee ba pare gars yi lu leen neex la ñuy defaat parce que li ñuy def nii leen lekk la ñuy def leen arrangé li leen arrangé mooy ñu jël seeni ay quelques nit dugal leen xam nga affaire bi ni mu daan demee bu njëkk conseil yi ñooy fal su fekkoon public bi ñooy fal mu demee neneen Idrissa buñ ko ñuy voté Idrissa ka taxoon ñuy voté suñ ko falee mu ne bon par exemple Lamine Diallo tu es le maire wala diw tu es le maire yenn saa yi sax du bëgg a fal nit mais du ci mën dara parce que na fekk nit ki
jël ay nitam. ba dugal ci conseil loolu amoon na au nord Idi su fa tegoon keneen dinañ ko daaneel moom. daaneel bu wér. et je te dis que da ngay gis conseil yoo xam dañu dëkk ci koñ waa koñ ba sax xamuñu leen doo dem dëj doo dem ngénte xamuñu leen sax ñoom Lamine dugal na leen rek pour ñu voté loon ko mu jàll jeex na. conseil yoo xam ne gën a nul fii au nord lañ nekk 80% bi laay wax waxuma ñëpp mais 80% bi. mais loolu yëpp da nga jàpp ne erreur politique bu Idriss Seck la. ah non mais même il est responsable. ok léegi bi nga demee ba toog ak moom léegi lu mu la wax dafa ne santaanewul woon. waaw santaanewul loolu. est-ce que posé woon na ay actes pour corriger. ah non mais mënatoo corriger c'est trop tard xëy na même maire bi su doon nit sax day jéem a corriger parce que am na possibilité corriger ñu xam ni kat lii nangam ak nangam parce que ñoom xooluñu intérêt Idriss Seck seen intérêt la ñuy xool waaw te ñoom ku leen dégg amuñu nit. amuñu nit. wax nga ko en 2014 la liste ànd defar Thiès bi Idriss Seck jiite woon. fukki parti ak ñeent ak ay mouvement ñoom ñoo àndal gagné. waaw Idriss Seck jiite ko mu joxe ay cër moom il est allé au conseil départemental donc boobu jàll na mais ci diggante gi yéen taxawal ngeen jógandoo defar suñu gox. Lamine Diop. ndax loolu dafa wane ne mënatu leen woon def ak réew mi sa wut ngeen beneen yoon. waaw dañu ni xam nga boo nekkee fii par exemple ci parti politique yi am na say dëgg yoo xam boo koy wax dañ lay dugal ci ay discipline de parti ak ay lii ak lii ak lii soo bëggee jàmm nag da nga leen bàyyi seen yëf nga dem taxawali sa yëf. bu ñu demee nag xam nga mënoo am mouvement te doo ànd ak les politiques. soo yoree sa mouvement nag politiciens yi nga mën a àndal nga ànd ak ñoom. waaw te man dama nekk un grand actionnaire dans le réew mi. ok actionnaire bu wér a wér. pourquoi ma wax la ko parce que bi ñu jaay carte yi réew mi dañu ne gars yi ku mën a jënd ay actions. j'ai acheté 3000 cartes indi ko cyber 3000 cartes laa jënd ñaari nit daal laa xam ni dans le nord sama xam-xam bu gàtt xëy na am na sax ñu ma ëppale mais ñaar laa fa xam yoo xam jëndoon nañu plus que moi. muy Aminata Ndiaye. xamoon naa gisoon naa li mu jënd. c'est pas la peine may wax le nombre. won na ma ko gis naa carte yi moo ma ëppaloon lu mu jënd. Umar Ngalla moo ma ëppaloon moo ñu ëppaloon fuuf tam. Umar Ngalla 6 fuuf laa la wax li mu jënd xaw ma nu mu toll. ñaar ñooñu daal wóor na ma Lamine Diallo benn carte la jënd muy carte boppam parce que mënu ko bañ a jënd. demoon dégg ma la Kër Ngalla ma daan décanter les situations dañuy toog te teewul ba tey ma wane ngor ak bugg Idriss Seck ak ànd ak Idriss Seck ci ngor suñu toogee bi ñu defaree les listes ñu ni comme amuñu moyen bien que man j'ai acheté 3000 cartes xaalis yooyu bu ñu ko joxee Idriss Seck pour mu mën a sa politique la ma ni ku léegi ñu ni tête de liste ñaari tête de liste la Umar Ngalla boobu temps boobu ak Ñaaña Kan ñu nit ñaari tête de liste nag ku nekk joxe 20000 moom Umar Ngalla moom. boobu en 2009 la wala 2014 waaw 2009 waaw. foofu la affaire bi commencé. commencement bi laa lay wax. Umar Ngalla nekk këram militants yi di ko fekk muy def ay marche ak ay meeting ak di dugg un peu partout ci jamono jooju. man bu ma ñëwee Kër Ngalla lu ñu ni ay cotisations yi ñoom Jacques Gaye doyen yëpp a nga fii. bi ñu waxee mën leen man bien que tëb nañ ma ci liste bi toog naa ak Idi mais lu ma jàppoon yëpp bàyyi na amul benn problème léegi je me considère comme une tête de liste 20 000 laay cotisé j'ai cotisé 20 000 francs sur place ñu bi noon conseil war a joxe 5 000 daaniki joxe wuñ te man mi nekkul ci liste def naa loolu ba pare xale yooyu duñ la jox benn cër buñ jógee la wax lii dafa ni yaa ngi nax nit fekk sa bopp ngay nax ñun liñ doon sonn ak liñ doon li Idriss Seck la mais Idriss Seck problème bi man sama gis-gis bu gàtt mooy seetaanam moo bari waaw. parce que am na bi passé bi mujj waat j'ai alerté gis naa ñu ko jege mën leen gars yi dinañ jëlaat seen i liste bi nit ñu leen neex Idi na wàcc si gis wax leen ko mu ñëw. j'ai alerté mais dara am na ñoo xam nañ ma bu baax. un Yankhoba Diattara par exemple
très proche d'Idriss Seck mais xam na mu baax a baax dama naan sax politicien bi nga xam moo ma gën a xam ci Sénégal mooy Yankhoba Diattara tellement ànd bu rafet bu ma ànd ak moom ak ngor. mais moom yéen jéego la def pour bañoon nga quitter parti bi. non xam nga duñu gars yi enfin bi ma demee daal xam na ni awma lu ma neex dem naa sama yoon mais ba ma monté le mouvement. ci ëllëg sa woo na ma. jógandoo defar suñu waaw woo na ma. moom Diattara. waaw waxuñu ci mouvement bi mais am na yoo xam ne daf ma ko daan confier mu confier waat ma ko ma dem parce que man dama ko mas a jàppee ba nëgë ni sax dama ko jàppee comme sama jarbaat moom Yankhoba ba mu taxawalee Fidèle benn réunion fële kër Ngalandu ma ni damay dem Fidèle mais ñu bari ñu doon kaas sax ma ni Fidèle ni ma ko gisee c'est une stratégie damay jàppale ji mon neveu ma koy jàppale ci koñ ba dem ba këram jour bi may dem la ñuy yóbbu Idrissa le gendarme yi gars yi nekk këram à Dakar mu war a dem loolu yëpp egg na fa ak moom ay Serigne Mor Mbaye yi ngay dégg indi naa ko taaxi kaw yendu pour mu xamal waa dëkk bi kan moo Idrissa Seck muy waxtaani Idi di ko dugal ci xolu waa dëkk bi sur fond propre kenn mas ma jox dara yendu laa la wax Serigne Mor Mbaye ma indi ko ñu yendu foofu yëpp y avait ay le maire Aline Sow ñëpp dama leen invité woon beaucoup de meeting def naa ko diggante tax ko kër Malaaji kër Cheikh ak yëpp am na ci boo xam ni yàlla même la sœur à Idi la fa la ñëw keroog maa ko invité ak délégation Lamine Diallo ngi toog ak ñooñu ñëpp mooy boyal réew mi di ko xam waaw di dugal nit ñi ci xolu Idi di dugal Idriss Seck ci xolu nit ñi leen xamal kan moo Idi parce que loolu laa gëmoon man. mais buñ la dégloo avec le recul dafa mel ne soit am na regret loo xam ne daal yaa ngi koy rëccu loo xam ne kenn fayuñu naar bi xoromam. wala li nga bàyyi tey jii donte yaa ngi wax ne actionnaire majoritaire nga si réew mi est-ce que bi nga demee am na ñoo àndaaleel. mais en pagaille non man dama amoon militants yoo xam masuñu xam cybercampus man defe naa man rek maa ko amoon dans le réew di gos yoo xam mas di dem cybercampus. yow la ñuy déglu daal kese loolu bariwul dans le réew mi man yàlla dimbaloon na mu am loolu. Idriss Seck daf ma xam ni mu xamee loxo daf ma xam bu baax a baax combat yëpp Dakar palais de justice partout taxaw naa fa. meeting yi ma def fii yëpp taax kaw kër Malaaji kër Cheikh këri kaw partout kenn mosuma jox 1 franc sur fonds propre laa ko doon def mais yenn boobu ñeme ma wax li ma dépensé. parce que boobu it yàlla jox na ma as lëf lépp ma def ko ci non da ngaa la lu ma amul. loolu tax mais amul lu ma siy regretté. léegi jógandoo defar suñu gox moom ana ban yoon ngeen xàll pour ànd ak say ñi nga xam ne ñoo bokk ak yéen gis-gis pour defar suñu gox mooy zone nord bi ngeen wax. waaw fi mu nekk nii ñu ngi taxaw di xaar bu ñu gàmmoo ak jàmm ba pare xam naa ne am na liste yoo xam ni fu mu am liste yooyu nañ ko sanctionné parce que maires yi ils ont fait leur preuve waxuma sax ci ñàkk xam-xam mais ci yeneen yu xam kenn mën ko wax ci rajo yoo xam ni ñaaw na salte na parce que ñun ñëpp ñoo dëkkandoo xamante nañ bu baax te lenn maa ngi koy wax liste bu ñu nii Lamine Diallo moo nekk ci bopp bi cette liste sera sanctionnée. ah pourtant au sein de Rewmi am na ñuy wax ne Lamine Diallo il est très politique. waaw il est l'élection 2019 présidentielle moo doon coordonnateur départemental coalition Idy 2019. est-ce que tey jii day toog nii rek ñu sacrifier ko teg ko à côté. xam nga diw est très politique. am na lu ko gën. diw est très jub moo gën diw est très politique nit li ngay jëkk dafa am loo war a jëkk a gëm mooy jub ak di xool sa diggante yàlla parce que ñii dañu dem ba dafa mel ni xooluñu nañu mas a gas pax dugal leen ci dinañ la laaj nañ la laaj lu bari nañ la laaj ci suuf si nañ la laaj ci leneen mën nga réccu loo dootul dabu àddina jaru ko te it ñun même bu ñu nekk ay fin au carré di nekk mag mais njaboot la ñu yor njaboot ci boppam la ñu yor bugguñ nañ tam suñuy njaboot nekk dans de bonnes conditions parce que loolu mu doon def jël ay conseils ñuy voté loolu yooyu c'est fini
parce que ñun fi mu nekk nee naa la après gàmmu ngi ci kàttanu yàlla dinañu jóg bu méttee metti duñu maye dara dinañu jóg xeex li ñu mën yëpp pour yëf yi tegu ci yoon. lii moom man maa la ko wax. waaw léegi jógandoo defar suñu gox seen mouvement la yéen a ngi wax yéen a ngi toog di déglu est-ce que toog moom yéexul parce que fi ñu toll pratiquement à 1 mois du dépôt des listes. waaw yaa ngi wax gàmmu gi bu ñu si paree on sera à 10 jours du dépôt des listes. waaw est-ce que yéen a ngi liggéey ak ñeneen ñoo xam ne ay doomu Thiès Nord la ñu am valeur ñu jub ñoo xam ne mën ngeen ànd ak ñoom pour ñu mën a soppi li fi ne. waaw non moom laa la expliqué sànq xam nga am na loo xam ni bu ñuy wax it ci diggante bu gàtt boobu ngay wax mën nañ ci régler li ñu war a régler yëpp parce que bu ñu nee dañu xaar ba boobu yi tooguñu di nelaw parce que déjà coow li ak yëpp bari na man dañuy ñëw naan ma grand war nga jóg wala père war ngaa jóg ba nga heure bi daana fekk bu yu mel ni taxawee jóg nga ba ñëpp di la féliciter ni nga commencé jóg ak yooyu te yaa ngi seetaan loolu yàlla mëntim xam na ni bokk na ci li mu gën a tax a jóg moo xam ne am naa sas te sas boobu dinaa ko exploiter comme il faut nee naa la ñun mënuñu dem sans les politiques mais nag dina politiciens yi baaxuñu mais du ñëpp a bon au moins am na mën nga génne 20% boo xam ni baax nañu gëm nañu yàlla ñu ngi xool seen diggante ak seen gëm nañ dimbale gëm nañu daal fayu yàlla waaw nemmeeku nañu si biir parti Rewmi sax bërki démb am nañu yëngu ne ñi jot gérer les mairies là ñuy wax Idriss Seck bu mu leen boole si coordination bi pour élection locale yi ñu jëm pour wane ne am nañu seen doxalin ak yooyu kon ñooñu dañ la fekk si li nga jotoon dund ci réew mi est-ce que ñooñu pare nga sax pour dem waxtaan ak ñoom ñëpp parce que élection locale la mais bien sûr déggoo li ma la wax bu ñu paree lii Babacar di nga déggaat yeneen nee naa la yàlla nañ yàlla may wér ak fekke ak tal lii dañ koy def suñu mbir duñ ko caaxaane local yi ñëw na ba pare duñ ko caaxaane lépp luñ ci war a def incha allah dañ ko def luñ ci war a sonn dinañ ko ci sonn pour yëf yi tegu ci yoon parce que itam dafa yomb nekk xam ak xoolal gestion bu mel nii mais kenn mës ko gis même xoolal léegi bu tawee ñun doo am sax foo jaar jumaawu kër daa bàyyi àddina ba fay jullee yëpp duñ dem ndox bi doo am foo jaar cimetière kër maa laaj yu ndaw yi sa matin rek maa ngi koy déggaat rajo ñu koy wax doo am foo jaar mais yooyu c'est incroyable éclairage zéro le minimum sax mënuñu ko assurer seen yoon ñoom daal seen mbiri bopp kese ma yor seen benn groupe bu ndaw nag waaw seen benn groupe boo xam ni defe nañ ni nax nit ñi mooy àddina waaw man ku mel ni man mënul ñu ma nax parce que man masuma leen gëm Idriss Seck laa mas a gëm waaw. mais pourtant monsieur le maire de Thiès Nord boobu ñuy wax peut-être Thiès waaye daañu apprécier bilan bi ñuy def gestion am mais temps yële si ginnaaw woote na fi meeting boo bi ñuy wax ne def na si ay millions yu bare avant président de la République di fi ñëw pour wane ne am na capacité de mobilisation. waaw xam nga yooyu yëpp Babacar naxaatee la rek xam boo gisee engouement bi ña ñuy wax yooyu Idrissa nangam yenn saa yi dañ naan Idrissa day ñëw gars yi comme xam nga Idi rek li ko yàlla may yàlla daf ko may loo xam ni xaw na jafe politicien bu ko am. da nga koy mere gars yu bari dañ koy mere mais bu ñu duggee ci urne yi il vote Idi ñibbi. gars yi bañuñu ko mais dañ ko meree moo tax Idi ci boobu war a seetaat la doxinam gars yi fa ñëw yooyu Idi moo tax ñu ñëw mais pas yi Lamine Diallo loolu bu fekk dañu bëgg a basé wu ci loolu dañuy nax seen bopp groupe am boobu muy gis pour jafe ni dinañ ñëw nit ñi duñ ko seetaan man je vais me battre man lii sama combat la te man yàlla may na ma ndaw yëpp lay toogal soo ma gisoon au nord da ngay yéemu ci yàlla ba jaxaaw bu ma demee je mets énormément de temps ndax nit ñi ma fa am taax kaw kër Cheikh kër maa laaj moom waxaale wuñu ko man maa ngi juddoo kër Cheikh màgge diggante kër Cheikh taaxi ko kër maa laaj yaroo diggante kër Cheikh kër maa laaj màgge tax ko. mais gëm nga ne kon Idriss Seck yaa nga wax war na xoolaat toogaayam. mais fi nit ñi doon am ci moom yaakaar ba 2019 sax ñenn yaakaaroon si la war a falu mais gis nga mujjul falu. ñenn ñi ne peut-être carrière politique am foofu la yem moo tax tey jii mu dem sax dugg si mburu ak soow yow ban lecture politique nga gis si loolu. xam nga foofu c'est important man bi Idi ma taalee rajo dégg ni Idi dem na
ànd ak Macky ak yooyu le surlendemain wax naa ci seen rajo bi j'ai dit que man de sama wàllu bopp maa ngi rafetlu àndu Idi ak Macky pourquoi ma koy rafetlu parce que Idi xam naa ci moom xam-xam bu wér boo xam yàlla may na ko te su ma sañoon xam-xam boobu du naxasaay parce que du ma xale mag laa gis naa diggante Cheikh Anta ak Senghor Cheikh Anta xam-xamam bépp naxasaay te mënoon na servir lu bare réew mi xëy na bu dee 102 la ci service réew mi te yooyu yëpp xëy na ay laale moo ko indi on a vu Senghor Mamadou Dia mënoon na liggéey réew mi lu bari loolu laa bañ mu dal ñu ci Macky Sall ak Idriss Seck je dis que maa ngi koy rafetlu àndoon nañ seytaane nag moo bari doole ba li yëpp amoon mais man bokk naa ci ñu koy rafetlu ça je l'ai dit le lendemain ci seen rajo bi te it loolu moo wax loolu laa gëm waaw. pour intérêt Sénégal pour intérêt Sénégal. mais surtout Thiès. surtout Thiès. mais jàpp nga ne ay la yowin Idriss Seck fekk si Macky Sall Thiès moom il faut ñu xoolaat toogin bi. il faut ñu xool ko Idi bu ko deful gis nga local yi dina am répercussion ci législative yi ak présidentielle yi non Idi dafa war vigilant def beaucoup attention vigilant futteeku taxaw ci terrain bi di xoolal boppam yëf yi bañ ko confier ci kenn parce que gars yi dañu am seeni nit te seeni nit du noonu man li tax ma mën a wax lu bari dama mas a honnête ak waa réew mi Diattara nee naa la topp naa ko fidèle Diattara bi ñu ko yóbboo prison chaque semaine ma dem fa 2 fois 2 visites yëpp maa ngi le professeur Malick Ndiaye ñoo fa daan daje. mosu ma tëb prison ak son premier adjoint Kidjara moom moo ma ko présenté en prison Diattara génn le lendemain këram laa yendu ñoo yendu ànd jumaa julli ji ma taf ko sama bopp def ko sama jarbaat def ko sama lépp mu gis li may liggéeyal parti bi lu bari lu ñu daan dox man mi lay wax déggoo mën la Idrissa Camara li mu ma gëmee woon loolu la parce que dafa bëggoon Idrissa Seck ba nga xam booy sonn ci Idi rek c'est fini biñ ma génnee ci liste yi moom ma yóbbu ma toog mu toog Idi toog ci la Idi defee déclaration boobu ñu tooñ nañ ma mosuma ko santaane xoolal dépense yi ma la wax yëpp yi ma fi def et puis pendant plus de 10 ans plus de 10 ans ngay def ces mêmes trucs là lu ñu wax ñu ni lii fan yee rek ñëw naa mairie nord temps yële xaw na yàgg tuuti ça fait 4 mois 5 mais maa ngi fa fekk tumaan yi mu may fàttali yooyu dépense yooyu ma ne ko mais yooyu c'est rien du tout te luñ la dig duñ ko def parce que boobu mag Albouri laax ñoo ànd pour ay subventions yu waroon régler ji ak Lamine Diallo mais tu te rends compte génne lañu ay këyit veillu tabaski maa ngi va et vient ci maire yi pour yóbbu këyit yi bu suñu joon yàlla tey te xaalis yooyu mën na génn sax ñu utiliser ko ci yeneen. malheureusement yàlla may ay njiit yu jub. mbokk yi seen émission Place de France dimanche 3 octobre 2021 Sud FM Thiès lëkkaloo ak Thiès 24 ñuy dalal Amadou Lamine Diop ñu gën ko xamee si Lamine Dior Diop jiite mouvement jógandoo defar suñu gox ancien la nag du parti Rewmi gis ngeen moo tax li muy wax nii lu mu xam la si biir parti Rewmi mais tey moom parti boobu bokkatoo si mi ngi sa ginnaaw yaa ngi talal loxo ay doomu Thiès rawatina waa zone nord. c'est ça pour ngeen ànd. mën a defaraat zone nord. c'est ça laaj mairie bi da si am solo ngeen mën a am benn institution mën a liggéey ak état pour liggéey bi mën a gën a gaaw yan jéego ngeen di def concrètement pour élection yi di ñëw ngeen saf si bu baax est-ce que mën nañu xaar également jógandoo defar suñu gox ngeen am liste bu ngeen jiitee. waaw c'est ça xam nga fi mu nekk nii dinañu taxaw bu wér ak candidat yi. xool li nga xam moo ci gën ñu waxtaan ak ñoom seetam ndax mën nañu porter suñu ay doléance bi ëpp solo mooy stade El Hadji Yatma Diouf bi nga xam pour defar ko du dara maire yi dañoo va-et-vient ba sonn mën leen demander wuñ sax synthétique mais latérite kese équipe yi di fa recevoir. waaw Baratal la mu fa defoon xanaa dafa doyul. mais doyul temps boobu la parce que suuf si moo bari
Boita li mu fa def amul sax Maniang Soumaré dans les avant léegi mais kii ba moo doyul il faut ñu dem àddina day dox suuf si bari pour def ko latérite stabiliser comme terrain raay rek yu mel noonu bi ñu falee Lamine ak li ma neex li ma wax dama tourner la page bàyyi yëpp ma ni amul problème la vie continue ma dem ba ci moom ma ni ko xam nga loo mën a dimbalee ndaw yi dans le nord ñu am une équipe de football man maay président ASC Mbaxaan fu ñu ko tuddee man rek la ñuy xalaat même avant may nekk président ma ni ko Idriss Seck daana wax une équipe de ville Idriss Seck daana ko wax léegi nag au nord nañ fexe am benn équipe képp kuy nekk fi maire nekk président équipe bi yor ko am nañ infrastructure yi amul problème day am recette même les maires là du am dépense mais gars yi dañu amul vision seen problème loolu la mais fouraas daal di xideen subvention dara benn temps laa fi toog dégg rajo ñu ni woy jox nañu renaissance bu jaxaaw 500000 Mbaxaan 500000 pour subvention kërëng-kërëng suñu secrétaire général bi xaw ma comme affaire nawetaan dafa demoon foofu ni ma gars yi day nee nañu 500000 pour ñun yooyu mën ko indaale ko mun ma 250000 lañ ma avance ni xaw ma lii yooyu mën ko indi ko bi mu ñëwee man comme la presse avancé na 500000 damay dem imaginez ëllëg sa ñaari taxi lañ jël ma jël ko ak waa Mbaxaan ñu dem arrêter le conseil municipal nga xam ni ku nekk ci yoon. kenn ñemu fa def loolu dama ko arrêté réclamer suñu 250000. keroog ay boy Cheikh gars yi ak seen groupe googu ñëw gars yi affolé fii yëgal ma ci kaw woo maire ñu wax le lendemain mu fay ko tu te rends compte su combat amul woon day nul yow dimbaloo équipe yi ñun on dépense au moins 1 million ñun suñu bopp par année pour équipe bi bañ a tas. mais ku bëgg résultat c'est pas 1 million. pour équipe bi bañ a tas waaw pour équipe bañ a tas kese moo tax ñuy dépenser loolu. dalaat nañu fii itam en ville ak Latir ñu génne ak la mairie de ville. directeur de cabinet. waaw ñu génne subvention yi ñu ni bon pour la ville pour les clubs de Thiès 10 millions bi ñu ñëwee ñu ni handball ak basket athlétisme ak yooyu 3 millions la am. comme ñun on a un collectif moo tax avant mooy ñëw sax j'ai parlé avec Albouri hier ñu toog bu ñu génnee 10 millions yi Albouri c'est le président du collectif man je suis le premier vice-président du collectif. Albouri ni leen léegi da ngeen di jël 7 millions yi ngeen ñu ameel parce que ñun suñu collectif ça ne concerne que le football. ñu jël 7 millions yi ñëw séddoo ko la Mbaxaan a eu 350 000 de subvention moom la ñu mës a am. bon 375 000 léegi ñu ni 3 millions yi ci des pour athlétisme handball kii yooyu la Mbaxaan a une équipe d'athlétisme mais suñu xaalisu athlétisme ba léegi ñëwul te la presse taxaw fa ñu relayer cette somme là ma dem fa ñaan ma gauche droite coow fii kërëng-kërëng te la presse relayer ko ni 10 millions génn na te su ma jógee fii à partir de lundi dox naa ci nag pour bañoon ñëw ci rajo di wax dox naa ci depuis 2 mois maa ngi ciy dox vraiment koo wax ñu naan la def nañ ci lii même ñu ci biti nii mais à partir de lundi ci kàttanu yàlla dinaa ci jóg parce que loo xam jaar na perception ba mu génn Latir soo waxee mu la dafa am lu ci manqué woon yenn saa yi nga ñëw mu la perception la moo ma ko joxewul te mën ko la presse toog wax cette somme là ñëpp toog. mais est-ce que le maire Talla Sylla yëg na ko. yëg na ko après parce que waroon nañu gisewaat mais xam naa ne peut-être son calendrier wala yu mel noonu parce que yooyu gars yi bu ñu defee dañ koy bàyyi parce que ñun du ñu nekk sacrifice suñu njaboot ñoom dimbali wuñ lu ñu am def ko fa mais te mooy loolu c'est le minimum. mais Lamine Diop en fait suñu problème lan la avec la gestion au Sénégal. parce que souvent pratique yu mel nii la ñuy dégg. oui mais à des niveaux. waaw élevé supérieurs élevés. mais jubadi rek du leneen ak ñàkk a respecté doomu aadama yi surtout ça
doomu aadama ñoo war a am fayda ñoo war a jóg ñoo war a am fayda ñoo war a jóg. kon élection yi yaakaar nga ne dina am leneen lu mu wane parce que léegi kii jiite liste bi. oui bu ñu gagné moom mooy nekk maire. xam nga Lamine su fekkoon conseil yi ñooy voté il passe lettre à la poste mais dëkk bi non dëkk bi ñooy voté. man maa la garanti fii ni la liste bu mu nekk man sax di nga ma dégg ci terrain bi. mais lu waral Thiès Nord ñu am lu ëpp ñaar fukki candidat déclaré fii ñu tolloo gum rek ndax ñëpp dañuy jóg pour jële fi li fi nekk wala Thiès Nord ci boppam moo am bayre wala lu oui non xam nga enjeu yi moo rëy rek ak gars yi gis ni ki fi nekk dafa liggéeyul pour ku nekk nee nga mën nga ko remplacer mais xam nga 20 candidats c'est trop suñu booree rek ñu yaa 3 xaw ma 4 candidats suñu ko ñee nee fee mais affaire bi Babacar du caaxaan nit ñi dañu sonn vraiment nit ñi daw nañu ba dee xoolal ay fonciers yi ngay dégg rek nga ci am yenn saa yi seeni borom kaas fii kii fii séddooy foncier mais dëgër fit mais ku xam dara sax même boo jàngul sax di nga dégg nitu diine yi li ñuy wax ci suuf nga war ko daw war ko ragal. sànq tudd nga xam-xamu président Idrissa Seck. donte ñi mu fi teg gis nañu erreur yu bare def nañ ko. en pagaille mais gëm nga ne mu rëcc si élection yi ñu jëm donte mi ngi ànd ak benn bokk yaakaar léegi. non am na noo xam ni bu ko defee mën na rëcc xam nga man su ma sañoon nii ñëpp ñu jege la mouvance présidentielle. dañuy àndu nawle ànd bu rafet parce que tam quoi qu'on puisse dire Thiès am na borom ñëpp xam nañ loolu muy le président Idriss Seck mais nag Idi comme am na loo xam ni bu ko son parti defee mooy comme li ma la wax ci ay tête de liste yenn yi dinañ ko sanctionner lii man maa la ko wax fii dinañ ko sanctionner. mais bu defee de bons choix daal mën na am. non mais de bons choix kay ñun lu choix yu baax dañuy waxtaanee ak ñoom jàppale leen. ànd ak ñoom accompagner leen. mais tey jii nii ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi est-ce que gis nga ci ay potentiel tête de liste yoo xam ne ñu nawlu la ñu jub ñu am xam-xam mën a jiite mairie bi. non am na ci seulement boo taxawee fii di wax sax dañ naan xëy na nekk nga derrière telle ou telle personne. mais man xam naa leen ñoom ñëpp daa zàdd moo tax bëgguma naan diw wala diw mais ñoom ñëpp xam naa leen. mais opposition bi aussi ay doomu Thiès waa la ñu. oui am nañu ay. bien sûr ambition est-ce que yéen a ngi leen di sóoraale. non dañ leen di sóor bu baax parce que opposition dafa baax tam su opposition amul musiba am na ci ñu valable am xam-xam parce que Thiès ni ma la wax dafa xat ñooy nekkandoo ci lépp non mais c'est ñun fi mu nekk amul lu ñu écarté luy defar dëkk bi rek imagine li ma la wax ci football yooyu benn équipe am zone nord doole amul benn équipe am fi la mairie yor ko mais lu gën rafet amul idée boobu man ak Ablaye Diallo yàlla na ko yàlla yërëm bi gaañu bu yàggul ñoo ko waxtaan hôtel Poste la ñu dem toog fa jël suñu temps waxtaan ko le président de Renaissance de Diakhao Dani Boy le colonel Dani toujours dañ ciy waxtaan. mais maa ngi koy dégg ñu koy tudd moom it. waaw dégg naa ko comme candidat. waaw mu ngoog waaw moom it gis na ni ku fa nekk rek moo baax kuy nekk maire zone nord ñu jox équipe bi parce que ñun ñi ñafe nañu ba équipe bi tasul ba fii war nañ ko jël nag pour mën a jàppale ndaw yi. effectivement pour ay Sadio Mané ak ay ñeneen ak ñuy génn fii. man li muy kii yëpp sunu ruq bee génn naa fa ñooñu ma la wax. mais fa laa mën a yem man damay ñafe pour équipe bañ a tas. surtout nee naa la mes dépenses passé wul 1 million par année loolu yorul football la. voilà en parlant de sport c'est vrai pandémie bi fi jaar amoon na ay gàllankoor yu bare mais ren gis nañ ne phase nationale yi mujj nañ ko organiser malgré difficulté yi nawetaan bi aussi ñu ngi koy organiser école léegi mu ubbi. ban gis-gis nga am si ni ñuy gérer Covid bi ak surtout yéen ñi yàgg si milieu sportif. xam nga Covid bi compliqué na mais ba tey c'est gérable seulement nit ñi ñoo dul dégg. vaccin yi ñu wax bu ko gars yi defoon lu bari dina yomb dina woyof mais nit ñi seen bopp ñoo dul Babacar ñoo dul dégg ñoo dul
def li ñu war a def mais am réew problème santé bu taxawee docteur yi nii la ak lii nguur gi ni lii la parce que nguur gi xam nañ lépp nit ñi dañ ko respecté loolu mooy wax ji mu nekk intérêt ñëpp xam nga nawetaan sax boo gisee ñu bari après àndoon ci mu am li ñu doon waxu vaccin yi man d'accord moon ci ay nawetaan mais ba ñu waxee vaccin yi dama ne attention nawetaan mën na régler lu bari te it effectivement mën na régler lu bari mais dañu war a gën a pousse na gën a dem jusqu'au bout parce que itam quelquefois bu ñu naan du force ak yooyu waxi caaxaan la rek quelquefois parce que ñi muy yàqal moo ëpp parce que nit ñi du ma def lii sànq ñaari nit wala ñett tam loolu dara jaru ko ci àddina waroon nañ ni yenn milieu yi ku amul carte vaccin doo fa dugg waaw muy marché ak muy partout doo fa dugg bu boobaa le problème dina réglé wu. wàllu xëyub ndaw yi xam naa ñu li ñu dese barewul zone nord macha allah plus de 120 000 130 000 doomu aadama 19 quartiers d'après le sous-préfet officiellement mais ñu ngi wax sax 21 parce que ñu ngi ciy tudd quartiers yu bees comme Kassas Aynou Mady comme ZAC bi mais amagul décret bu koy firnde tey jii ndax am ngeen yéen politique si wàllu xëyub xale yi. est-ce que am ngeen politique boo xam ne yéen a ngi siy xalaat pour xëyu xale yi surtout au niveau de la commune de Thiès Nord. xam nga parce que xale yi Jakarta ak jaay café. waaw bien sûr. le problème de yemale. de astafurlah le problème de. xëyu xale yi waaw xëyu xale yi. bala ñu koy mën a régler. il faut maire yi tegu ci yoon. maire yi il faut mu tegu ci yoon. yëf yi mën a yomb ci lu bari parce que maire yi tant que teguwul ci yoon gars yi yooyu mooy nekk seen problème ba nga xam dañuy fàtte sax yenn yi vraiment loolu mooy affaire bi. gisoon na la également si ay jamono entreprise Jean Lefebvre nekkoon si ay jafe-jafe yow jógoon nga si porté combat bi ndax Lamine Dione toujours moom injustice bu ko seetaan. oui ak seen relation mouvement bi ak Bara Tall lan la. xam nga boo gisee dañu dem bi problème yi amee ba ñu laal entreprise bi ñun foofu sax Ablaye Mbodj lañ doon liggéeyandoo parce que moo nekkoon ci syndicat ba moo yoroon les travailleurs ak yooyu bi ñu ñëwee ma woote réunion taax kaw sama kër maam leen kat. gars yi kii nañu Bara ak l'entreprise sans raison amuñu droit di seetaan ruq ba it ñëpp jóg ànd ci loolu ñu àndandoo di jàpp ci affaire yi di yëg ko wàcc ba Ablaye Mbodj gis ni lépp a ngi dox ñu ngi ñafe Ablaye Mbodj ñëw ak la direction de Jean Lefebvre ñu installé ma fii comme coordonnateur mouvement bi ñu envoyé ma oto. ñu wër Thiès yëpp di def ay rencontre en pagaille peut dem ba Pire liggéey fi liggéey bu mucc ayib dem naa ba chaque mercredi am naa réunion Jean Lefebvre def naa ko pendant 2 ans bi ñuy wootee réunion tam bay dugg ci lii Bara santuñu ko ñun ñoo ni injustice bu ñu ko teg jaaduwul ñu daal di jóg dugg ci di ci dox ba yu xonk yooyu nga gisoon ñu takk ko fi entre Thiès man mii maa ko jiite woon jël xale yi jiital leen jënd tissu yi ak gars yi ñu ànd am na xale bu ñuy wax Chico doomu Suzanne keroog L200 lañ ko jox entre Thiès la ñu départ di yeew ba rond-point wu chemin de fer ba ca buntu dépôt ci wetu passage bi foofu en face pharmacie ñu ceinturé monument bi ak tissu yu xonk ñu ngi démarré 0 heure ba 5 heures du matin ñu ñibbi Thiès gépp xonk ñu jóge fa dem bi loolu passé yàlla defal ñu ci ndam ñuy dem nu ñu koy waxeeti ñuy dem toujours procès yi guddi ak bëccëg man 4 heures du matin laa daan jóge sama kër. am na tam benn xale bu ñuy wax Amadou Ba moom it maa ngi koy nuyu di ko gërëm et di ko sant parce que 4 heures du matin su ma daan ñëw daanaa ko romb foofu buntu këram mu taxaw moom it pour jóg ak ñoom sikki
mooy dem yee itam ñoom ku mel ni madame Sow ami Collé Doumbouya ñu yee waa koñ ba 4h30 5h ñu départ di wëri Dakar def ni kenn santuñu ko Baara ñoo dëkk mu def lu nekk ca koñ ba nekk fierté koñ ba. mais ku mel ne ab Bara Tall tey bu ñu ko ñëwoon war ko dénk mairie bi est-ce que du amal njëriñ ne dëkk bi di Thiès. mais loolu kenn du ko gëmee. loolu koy ci waxtaan ak moom. non loolu je ne crois pas parce que man enfin nuruma politicien xam nga li ma tax xam nga boodul politicien yi. boo ci mairie yi aussi. Lamine Dior il faut que politiciens yi aussi. oui. bañ a jàpp ne ñoom rek ko war a jiite. mais nag loolu nag mooy seen problème. sànq wax nga fi jub. oui. ak ay gis-gis. oui. am xam-xam. yooyu am na ñoo xam ne duñu politicien tey ñu ngi. non Baara boo gisee mbiram foo àpp jubam passé na ko boo buggee gis nit ku jub dëgg jàpp ko man xam naa si lu bari ak bari te def na lu nekk ci réew mi. c'est une fierté nationale li tax ma wax la ko am na dëkk bu ñuy wax Sémé à Fouta. Sémé waay. waaw Sémé. département de Kanel dem naa fa. man mi yebal na ma fa. ok en 84. booba yorul Jean Lefebvre booba conducteur de travaux la. di dafa leen may ay toilettes. 84 léegi xam nga léegi moom 40 ans. leen may ay toilettes yooyu yëpp. pare fa ñëw fii dans le nord gis nga li mu fi def. cimetière yi aji dawru yooyu yëpp gis nga la mu fa liggéey. école tax ko gis nga la mu fa def. terrain gis nga la mu fa def. jàkka yeeg jumaa yi ak yëpp même gàmmu yi gis nga li mu fa def. daf ma fay yebal. ak ñeneen dem naa bis Serigne Muniru Njëgeen ni ma Baara dey lii mooy lii ngeen indi nitu yàlla mën na ko lekk ndax alal ju leew la. est-ce que Lamine Dior 1 minute moo ñu desee si tënk question réponse tey fii nga toll yàlla gën la dëgëral parce que mission bu noble ngay def déjà man peut-être du ma la tontu si sa place. lu la gën a neex si àdduna ak lu la gën a naqari si tënk fii ñu tollagum. waaw xam nga li ma gën a neex mooy surtout ci sama parcours bi ñu paree ba yàlla dogal Macky Sall gagné xam nga ñun ñëpp ñu ngi woon ci jàkkaarloog Ablaye Wade. parce que y avait le Rewmi y avait les Baara y avait ñëpp daal ñu ngi ci woon li ma ci gën a neex mooy bi ñu paree ba yëf yi bi ñuy dem ci biir élection yi luy woon nañ benn 4x4 di sillonné Thiès xale bu ñuy wax Baye Modou moo ñu ko luy woon. di rakku Ibou Ndaw ku jege Baara la ma def quartier général sama kër j'ai géré les élections là à Thiès au nom de Yemale ñuy dem di dem ba deuxième tour yi ñu ànd lu oto bi ma lay wax def quartier général sama kër di sillonné partout man ak ñoom Alaaji Samb ñoom Chico ñoom Viennar ak ñooñu ba yàlla jox ñu ndam. loolu ne mooy li gën a neex. waaw loolu dama ne ci benn la ci li gën a neex. beneen bi mooy bi ñu paree benn meeting bu ñu def këri kaw muy meeting bu rëy Ibou Ndaw couvrir ko avec la manière yor le micro central doxal fa doxal bu rafet Ibou Ndaw dama juum abuli ñu bari xamuñu ko. bu këri kaw waaw bu këri kaw xamuñu ko ci ay politique ak yooyu. mais ku dëgër la keroog ñoo couvrir meeting bi pour la Yemale mu nekk meeting bu rëy. loolu la naqadi. bon li ma gën a naqadi sax jarul ma koy wax xëy na bari na. est-ce que sa génn si réew mi loolu bokkul si li la gën a naqadi. bon non xam nga réew mi non loolu mënu ma naqadi. parce que ba léegi maa ngi ci position bu baax. ok parce que ma am naa sama liberté. macha allah waaw am naa sama liberté. te su ma fa nekkoon xëy na lu bëree bëri du ma ko mën. ñi may wax jeex na de. waaw. xanaa ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw ñu ñëwaat. Amadou Lamine Diop Lamine Dior moom lañ doon dalal seen émission Place de France sur Sud FM seen rajo Thiès tey yem ak dimanche ñetti fan ci weeru octobre ñu ko doon def également en collaboration ak Thiès 24 bu Mbaye Sam président Lamine ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw li may tàggoo bon di gërëm auditeurs yi di gërëm ñëpp
vraiment di sant yàlla bu baax a baax di ñaan sunu yi ñu jublu nii yàlla na ci yàlla defal jàmm. di ñaanal tam sama frère di ko ñaanal yàlla may ko wér taxawu ko fa taxawu gën a rëyee jox ko tam ay liggéey yu bëree bëri ndax bu amee teraanga sunu gox ba ñëpp am teraanga. muy El Hadj Bara Tall vraiment di gërëm ñëpp di sant ñëpp merci. jërëjëf ñu koy sant ko gërëm Amadou Lamine Diop Babacar Ndaw amoon mbégte doon leen dégtal seen émission du jégalu nag si baat bi ak soj bu ñu dab rek si semaine bi jaajëfal Pape Gueye bi nga xam ne moo nekkoon si xarala mais également Daouda Sow l'équipe technique bi nga xam ne bu Thiès 24 tey jii moo ñu doon gunge si liggéey bi mbokk yi jërë ngeen jëf wasalaam.